mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen doon nuyoo fii ci seen rajo APR New York tey ji àjjuma la juróom-ñeenti fan ci weeru novembre ci 2018 ñu fas yéene ñëw ak yéen seen émission ni ñu ko doon defee 11h ba minuit àjjuma bu jot ci waxtu wi seen mbokk Pape Babou moo nekk ci micro bi ci loxo càmmooñam Moussa Ndiame Ndiaye jàkkaarloo ak technicien wu rajo bi coordinateur u APR Manhattan Baboy Kane bu ngeen bëggee déglu rajo bi ci internet bi mën ngeen koo daal di déglu ci www.pat930am.com wpat930am.com bu ngeen ko bëggee déglu téléphone bi mën ngeen a daal di daayal 641 552 87 62 641 552 67 8762 8762 641 552 8762 bu fekkee da ngeen ko bëgg déglu ci téléphone bi numéro boobu ngeen di dugal tey dinañ ñëw ak yéen ci ay waxtaan lu mel ne autoroute Ila Touba bi ba léegi am na ay écho am na julliti yàlla yi nga xam ne wala muriti sëriñ bi yi nga xam ne doonte lee jubluwuñu woon ki jiite réew mi biñ xamagul lu mu def bi ñu jógee Touba am na ay wax yu jóge ci ñoom dinañ leen ko tegal xanaa ma sàcc rek wax leen ci ne am na benn waaye boo xam ne nee na ma léegi su ma neexee woote Touba ne taalal leen ma mbaxal bala ngeen a pare dinaa ñëw yàlla na xeble yi jublu Touba yëpp autorité jóge fu duggee noonu Touba ni ko borom Touba ñaane yàlla mën na ko kon defe naa ne dinañ ci dellu siwaat tegal leen ci ay écho dinañ ñëwaat tam tuuti ak suñu mbokk Idrissa Silla ndax defe naa ne semaine bi passé dimanche amoon na benn débat bu fi jógoon ci suñu mbokk Njàmbur Njaay ci ay wax yu mu wax ci fichier électoral bi Idrissa Silla am na lu mu ci leeral loolu itam dinañ ci ñëw buñ ci jógee dinañ dellu si ak Moussa defe naa ne bu ñu toll ñi ngi ñuy bëggaree ci ñun ñu faral président bi que président bi dafa jaay réew mi daf ko delloo France yi daf ñoo delloo ci buumu njaam daf ñoo joxaat tubaab bi man sama wax benn la ma sa doon tubaab bi tàqalikoo guñu ak ñoom ndax bëgg guñoo tàqalikoo ak ñoom ndax ñeenti président ke jiitu jële am ndox kër Momar Sarr ba Dakar ñi topp ci moom ba kii fi nekk nga xam ne yàllaa ko indi pour lu yàqu mu defar kër Momar Sarr usine ba fa nekkoon non seulement kenn mosu fa changé pièce indi fa beneen bu ko remplacé waaye formé wuñ suñ benn doomu réew boo xam ne pièce ba sax bu yàqoo buñ ko indee mu mën koo monter waxuma na ku ko mën a fabriquer waxuma ku ko mën a démonter yooyu yëpp la commencé Senghor Diouf Wade amu ci kenn koo xam ne formé nga benn doomu Sénégal bu mën liggéey boobu ba nga kii fi nekk président Macky Sall bi mu ñëwee xam ne defar la ko fi yàlla yebale moom li may wax rek pièce bu ci bëgg a noppalu woneel sa jikko mu changé la nga dem noppalu ji ndax loolu la ko fi yàlla indee kër Momar Sarr Senghor ba ci moom ay rek caaye gën nañu boole defaral dina baax nañ ci jàpp ba ci kanam bi mu ñëwee la door a paan bu sérieux ba mu defar ko ba xelam nekk ci bëtt ay forage yu dul jeex ci réew ma xelam nekk ci defar usine boo xam ne sax daf ñuy defaral ndoxum géej gi ni ko àdduna bi yëpp defare nga xam ne boobaa duutuñu tiit ay kër Momar Sarr wala ay forage kon loolu Moussa dina ci ñëw ba xam président Macky Sall moom moo privatisé suñu réew jox ko tubaab yi wala daf fekk ñu privatisé ko wala président yi fi jaar ku fi ëpp lu mu privatisé ci li nga xam ne Sénégal moo ko moomoon kon Moussa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape. na nga yendoo. alhamdulilah sant bu wér. naka tooyaay bi. gis nga de mi ngi nii de temps yi moom. waaw tey moom tooy na ngelaw la. coordinateur maa ngi lay nuyu. di lay ziare bu baax a baax Pape Babou. na nga yendoo. sant yàlla bu baax a baax macha allah. naka yitte ak yu tey. du fi jeex de yitte yi moom mi ngi fi rek. ak yu tey ñu ngi ci. yëpp a ngi ci nañ ci nekk rek. amiin amiin. bis buñ ci noppee man dara rek bootul ñu man ci ñun dara. macha allah kon nañ ci nekk rek di ci man dara. macha allah. kon Camara bu Baye maa ngi lay nuyu yaa Habibi gëj naa la gis mi ngi nii ci sama wet. yàlla na yàlla. waa jërëjëf kon ñu ngi sawar ci nga toog dégluñu. kon defe naa ne dañuy ñëw rek ci Idrissa Silla ndax defe naa ne comme ni ma ko waxee defe naa ne dimanche bi passé am na lu Njàmbur Njaay yëkkati ci affaire fichier électoral bi
am na lu ci Idrissa Sylla indi kon ñu ànd déglu Idrissa Sylla. kon ni ma koy waxee machine la. bu njëkkee waxtu yi day dem Proche-Orient waaye bu la ñu déggee waxtu yi dama bëgg ñu dugg Sénégal pour 2 ou 3 minutes parce que si biir jàngat da nga wax si élection Amérique yi ñu nga gis ni les nombres de votants ni ñu yokkee surtout au niveau des jeunes ma gis benn paradoxe au Sénégal te kenn relevé wu ko le fichier électoral génnee nañ ko il y a presque 1 mois léegi dafa nekk si 5 132 000 or que élection législative yi nga xam ne moo amoon na en juillet 2017 le fichier était à 6 500 000 maintenant fichier baa ngi si 5 132 000 dëgguma kenn wax si quand j'ai demandé à benn responsable bu jigéen bu APR dafa ne ma 1 million et quelque dañoo dee yow sax ban jàngat nga mën a am par rapport à cette diminution du fichier électoral en 1 an. Voilà donc loolu ñoo ko déggandoo Baboy Pape Babou ak Moussa Ndiamé Ndiaye di leen remercier d'abord si invitation bi ngeen ma defal si rajo bi di leen encourager si effort yi ngeen def chaque semaine pour édifier askan wi di nuyu aussi seen auditrice ak seen auditeurs yëpp démenti rek laay def très rapidement comme temps amul xëy na du mën a sax développer xëy na dina am beneen occasion pour dugg si yenn détails mais loolu mu wax du lu am la situation réelle par rapport ak fichier électoral bi nii la tëddee pour 2017 bi ñu génnee ci élection yi les chiffres officiels li mu joxe moo di que ñu ngi nekkoon ci 6 214 178 en 2017 actuellement en direction du 24 février ñu ngi ci 6 682 075 donc une augmentation de 467 897 contrairement à chiffre yi mu joxe 6 500 000 en 2017 5 132 000 actuellement presque une différence de 1 368 000 loolu donc nañu wax fan la jëlee information yi lan mooy source am ñu gis rek ne donc toujours loolooy am suñu gars yi dañuy toujours di jëlee information di ko servir askan wi te information yi du nekk information yu dëggu donc loolu lañ ci bàyyi xel bu baax a baax la situation est tout à fait différente maintenant par rapport ak carte yi nga xam ne ñoom dañuy wër fu nekk di wax ne carte yi di ñëw carte yi di ñëw carte yi di ñëw dégg ngeen que effectivement la Sénat déclaré ne que les cartes sont disposées et que nit ñi nañ jot seeni carte d'ailleurs loolu mooy feeñal situation bi parce que les 6 214 178 électeurs ak 6 682 115 yi mu nekk donc le nouveau fichier dafa intégrer donc les nouvelles inscriptions donc foofu c'est clair que nit ñi dañ jot seen carte dinañ am temps aussi dem def seen parrainage parce que ils en ont encore jusqu'au 11 décembre donc bu ñu kenn en fait sànni si ay information yoo xam ni taxawul méngawul ak vérité ma daaneel rek si fichier électoral bi si même rajo boobu dégg naa fi temps yële passé xale boobu ñu koy wax xaw ma gaynde di wax ne fichier électoral bi kenn mosu ko audité loolu aussi amul le fichier a été audité te opposition si boppam ñoo doon demandé audit bi ba en fin de compte audit bi am bi ñu defee ay réunion de concertation pour waxtaan si far ñoom ñu boycotté demuñu comme d'habitude dañuy boycotté toujours ils sont toujours absents mais le fichier a été audité le financement a été c'est un financement allemand et que dégg nañ li fi ministre bi wax le ministre de l'Intérieur que le fichier est très fiable le fichier est fiable et que erreur yi ñu si jox yi ñu si génne c'est des erreurs yoo xam ni
tellement minime que mënul remettre en cause régularité benn élection. Donc il y a pas de problème par rapport aux cartes. Il y a pas de problème également par rapport au fichier électoral. bu dee nag ñoom gis nañ ay problème nañ ñu wax yan problème la ak fan mooy seen source d'information. loolu daal laa bëggoon très rapidement rek lancer ko si waxtaan wi vraiment di leen sant également di leen gërëm xëy na temps moo amul rek mais mën nañu xóotal yu bëree bëri gën a mën a leeral pour askan wi situation bi nga xam ne moo am si réew mi. di ñaax ñëpp rek ñu war a continuer toujours jàppoo si parrainage bi pour mën ko yeggale si anam yu mucc ayib et que ba nouveau inscrits yooyu aussi bu jël seen carte ñu fexe ba dem à leur rencontre pour tàllal leen suñu loxo pour mën a ànd ak ñoom liggéey jërëjëf di nuyu ñëpp vraiment di. voilà kon defe naa ne ñoo ko déggandoo mbokk yi yéen ñi téléphone bi ngeen dimbali ñu rek ubbeeguñu ligne bi ñu ngi door a commencé suñu émission kon man ngeen déglu rek ba ñu joxe numéro bi ba ne ubbi nañ téléphone bi ngeen door a woote parce que moment bii moom nekkuñu ne dañuy jël téléphone ak guñu foofu. kon defe naa ne Moussa ñoo déggandoo li Silla wax defe naa ne Njàmbur néew mu amul information ku ko naw la ay loofim mais différence bi 1,400,000 et quelque wala 1,600,000 et quelque defe naa femme responsable APR bi mu laaj mu ne ko dañoo dee dafa waroon moom dagg nopp bi parce que 1,400,000 et quelque bu ñu dee ci Sénégal 2017 ak léegi te kenn yëgu ko épidémie amul suuf yëngatu fa mbënn amu fa rey nit ñi te defe naa ne mbënn sax musuma dégg fu mu reyee gun 1 million et quelque tsunami ba fa amoon ca Asie du Sud sax defe naa ne la fa deewoon motuloon 1 million et quelque donc 1,600,000 et quelque bu ñu dee diggante 2017 ak léegi Sénégal loolu lay yàlla nañ ci yàlla musal kon responsable APR boobu nga dajal boo dajee waateeg moom nee ko moom fu mu responsable ak fu mu responsable defe naa ne kon daal di ñëw ci daja Moussa lan mooy sa commentaire ci loolu man sax maa ngi ree bon li ma ci bëgg a wax rek mooy je crois que fichier bi moom ñëpp a xam ne audité nañ ko depuis avril waaw lañu opposition bi ñoo ko demandé woon comme Union européenne envoyé expert ñoo xamante ne bii waruñu fenn dañoo ñëw def seen audit ñoom ñoo def rapport bi bi ñu defee rapport bi ba pare daal ni léegi manquement yi nga xam ne am na ci da ngeen di constituer benn commission boo xam ne bu de suivi boo xamante ne bii problème yi ci nekk yëpp ngeen mën ko corriger moom mat sëkk léegi ba ñu mettre en place commission depuis booba ñuy liggéey mais bi ñu wootewee dafa am ay parti de l'opposition yoo xam ne dañ ne demuñu dañu boycotté ci moom loolu mooy sama seen man ay ñoom réew meeg ñoo ñëpp dañu boycotté mais y a d'autres partis yoo xam ne dañuy dem te ba ñu demee ñoom ñoo ci liggéey ba waxtu wi ñu ciy liggéey donc ñoom je crois que joxe nañ seen témoignage ne ñun opposition la ñu far waaye fichier bi ñu ko tegee soo demee direction ba nee na amuñu dañ lay tegal lépp nga am accès gis lépp ci kaw ba ci suuf da ngay am accès sax ci ordinateur yi pour te dire que amuñu dara luñ ciy làq ku ñëw ba foofu mën nga ñëw gis li ngay gis xool li ngay xool bëgg li nga bëgg yëpp nga xam ko ci te des partis d'opposition dañu dem ba pare bokk ci opposition kii boobu chaque jeudi dañuy réunir chaque jeudi ay représentants de l'opposition plus DGE mooy direction générale des élections plus Sénat bi yaa may dégg plus des membres de la société civile ñoom constitué kii bi nga xamante ne bi ñooy suivre fi mu nekk nii dossier bi ci boobu ba léegi bi commission kii Union européenne defee kii ba pare loolu la leen recommandé woon ñu liggéey ci te boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey avril ba léegi je crois que ñooñu toog di ci liggéey di dem ba léegi nga toog di wax je sais pas bon vraiment ñoom seede nañ te bokkuñu ànd ñoo Macky Sall opposition lañ nekk dañuy xëccoog moom parce que dañoo ami candidat yu war a liggéey war a dem te beaucoup de partis bokk nañ ci groupe boobu nga xamante ne bi mais nag dafa am parti yoo xam ne dañ ne ñoom duñ dem léegi nag ku ne doo dem nag kenn mënu ci dara fichier bi est disponible soo demee nga xool nga ne du ma dem léegi nag xam nga ñoom liñ doon laaj mooy dañ ne woon dañ leen a war a jox fichier bi finalement ils n'ont pas eu raison parce que fichier bi mënuñu leen ko jox mais loi bi dafa wax ne mën ngeen ci am accès maanaam mën nga ci am accès mën nga dem xool ko mën nga dem gis ko ba nga xamante ne kañ lañ ko leen ko war a jox mooy très bien au moins 15 jours te au moins 15 jours boobu li ko indi mooy 30 jours avant il faut que pour ñu am accès ci fichier bi il faut que fichier bi
ñu boole ko ak carte électorale bi. bureau yi fan la ñu nekk ak yooyu yëpp information yëpp loo tax ñu ne leen léegi DG am benn distance boo xamante ne bi 30 jours 15 jours yoo xamante ne war na ci liggéey ci carte électorale boole ko fichier bi boole information yëpp kenn ku nekk candidat la wax. candidat ñu jox ko mais fi nekk ni candidat à la candidature. la ñu am. su dee xaw ma 100 et quelque. nga ne léegi kenn ku ci nekk da nga ko war a jox loolu je crois que ay caaxaan la daal. ay caaxaan la mais nag ku bëgg a gis moom mën ngaa dem ñi bëgg a gis opposition bi bëgg a gis dem nañu fa ña ngay liggéey ñoom chaque jeudi ñi ngi rencontré di liggéey ci fichier bi amul dara lu leen ci laaj. coordinateur lan mooy sa commentaire. merci Pape vraiment mais aussi avant tout d'abord Seydou Niang xam naa Sénégal muy jóge Sénégal te ñëw juste tombé ak émission bi. léegi la dugg ci antenne bi Seydou ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw sama gars yi maa ngi leen di nuyu. lay fay amoon nañu waaw Pape Babou yow gars yaa ngi lay laaj Touba ñëpp laaj nañ la de. waa Touba yi laaj nañ la de. déedéet kay. waa siyaareel nga ba ñëpp. waaw ñëpp ñu ngi ziare ñëpp Moussa Ndiambe ñu ngi lay nuyu. ak sa fooy di nuyu ñëpp ñu ngi déglu. merci Seydou am na beneen partie bi nga xam ne dinañ ci ñëw léegi mooy li jëm ci Touba. Touba surtout màggal jeeg affaire yooyu dinañ ci ñëwaat léegi. mais toujours rek pour sama commentaire li jëm ci rajo Modou bi. donc man rajo bi ma respecté la surtout vraiment ci la bokk parce que man gis naa ci sama bopp. voilà mais seulement Sandiambour certainement peut-être dafa deful woon ay recherche yu xóot. wala dafa tardé woon dugg ci ay erreur mais lii moom erreur la yi nga xam ne c'est flagrant donc vraiment xëy na defe naa bu ñëwaatee rajo la prochaine fois dina ko rectifier waaye lii moom c'est vraiment kii quoi c'est surtout aussi affaire communauté la donc ñëpp taxaw surtout nekk fichier bi dafa wàññeeku te surtout am na femme bi nga xam ne joxewul turam femme bi li nga xam ci moom rek APR la bokk. donc moo joxee moo nekk xamul dara ci loolu alors nga gëm loolu vraiment man je crois que Sandiambour gën na foofu ëpp na foofu plus lourd que ça voilà loolu moom c'est et puis rajo Modou ak ampleur bi mu am. nga xam ne partout lañ koy déglu dans le monde. exactement boo fa amee place bu tul ne bi fa Sandiambour am. vraiment da ngay xalaat ne que ca Chine bu la dégloo. du laajte bi Sandiambour bañ Sandiambour la. parce que bu naan benn responsable femme bu APR moo ma ne. 1,6 million et quelque dañu dee 2017 ak léegi moo tax ñu manqué ci fichier bi. ça c'est une catastrophe. oui surtout sax man li ma ciy naqar yi mooy certainement daan am ku ko déglu. te dégluwuñu. te naru ko déglu aussi la prochaine fois certainement nag gëm nag li nga xam ne moo ko joxe te du woon information. non mais xam nga rajo bu ñuy wax ne yow moomuloo ko yow mi wax ñi lay déglu ñoo ko moom. yow yaay moytu bu ñu déggee wax ji ne kii lu tax mu wax lii. moi je crois que loolu mooy li may ñaan à chaque fois mooy li may wax ne micro kenn du ko ñeme dañu koy miin. mais aussi loo fi wax moom fii ba àddunay tukki mi ngi fi donc. jaar fi ñu ne xanaa waa ji moo waxoon lii moom defe naa ku ne war na koo moytu. li ma ci bëggoon dolli bala ñoo ñëw rek ci li ci topp baabooy mooy affaire fichier bi Moussa ni ma koy waxee. man dama doon wax à chaque fois ne président Wade damaa jàppoon ne dafa doon wax ne Sénégal naa ko yor bu mu fi jógee kenn dut ko mën a yor. parce que ñaari affaire gis naa mu def ko yoo xam ne benn bi sax Abdou Diouf ko njëkk a def bu fekkee yaa ma gën a xam di nga ci ñëw bu fekkee ne constitution au Sénégal dafa wax ne ministre de l'intérieur du organiser élection waru ko organiser. d'accord naa ci ak ñëpp. mais bu fekkee ministre de l'intérieur constitution au Sénégal waxul ne ministre de l'intérieur du organiser ay élection c'est-à-dire que amul benn pression politique boo xam ne président daf ko war a subir ba tax muy jële ministre de l'intérieur ci affaire élection. lu tax dafiy jóge keneen dafiy ñëw ñeneen dañ fiy ñëw parce que ñii li ñuy coow nii yaa ma gën a xam bu dee mu ngi ci constitution bi am nañ ci droit. bu dee nekkul ci constitution bi ñoom ñoo ko war a jëkkal bañal seen bopp parce que ñoom seen bopp mën naa am ku ci falu ji ëllëg ñi la contre def loolu ko nga continuer di ko def mooy ay nit dañuy ñëw ne la jalgati loi nga ànd ak ñoom jalgati ko. beneen bi ci des fichier électoral bi bu fekkee 15 jours lañ ci war a jot avant élection yi jarul kenn di woote conférence de presse rek nañ ñu ko jox ak nañ ko xool audité nañ ko Union européenne moo ko audité Allemagne moo ko financé wax nañ li ci sikk wax nañ ne mënul yàq élection ñoom ñëpp dégg nañ ko même ñi boycotté xam nañ li Union européenne wax jarul ñu ci way seen time li ma xalaat fi mu ne moo gën mooy dem wuti ay électeurs yoo xam ne da nga leen wax lu tax ñu gëm ne yaa gën Macky Sall mi yor réew mi. moi je pense que amul beneen possibilité boo xam ne mën na leen di jotloo ci pouvoir bi Moussa. bañ bëre sëgg bëre. xaw ma nu ñu koy waxee sax bañ bëre bëgg bëre. looloo fi am fi nekk nii dañ doon perdre seen temps ci loolu rek mais tey vraiment ay opposition ay parti de l'opposition ñoo fa nekk te boobu d'avril ba léegi di liggéey ci fichier bi
c'est des gens honnêtes. yoo xamante ne bii dañu dem parce que ñoom dañ ne du ma toog fii di wax damay dem xool li xew lan la. parce que loolu aussi dafa baax sax ci politique nga dem xool xam. nga xam ne soo génnee di wax di nga xam li ngay wax. mais toog fële boycotté xamoo la nekk ca biir fële xamoo la fa nekk xamoo luñ fay def nga toog di wax rek naan am na ñaari fichier am na ñetti fichier te loolu yëpp dara amu ci. Serigne Mbaye Thiam mii nga xam ne moo ma gën a neex ci gouvernement Macky Sall wala bokk na ci ñi ma gën a neex. nee na nijaayam daf ko wone ko Serigne Mbaye demal defi politique mu ne ko yii tonton man du ma def politique mu ne ko boo liggéey sa morom mooy décider sa place nee na loolu moo ko dugal ci politique. waaw donc affaire bi boo ci duggee gedd du ko réglé. da ngay dem li ñuy wax boo ci d'accordul ngeen leen d'accorduma ci te lii moo tax d'accorduma ci man mooy sama gis-gis. mais lu ma bokk du ma ko gedd parce que réew ma ñoom ci lañ bokk. dañ koo bëgg a jël nañ dem xool fichier bi lu leen ci neexul ñu génn wax lu leer ne lii neexuma dañ ko war a changer. bu dee lu ñu war a changer ci loi la ñu changer ko bu dee du lu ñu war a changer ci loi waa ji nga xam ne moo jiite réew mi di définir politique de la nation bu mu subir benn pression politique bay def loo xam ne loi bi defloowu ko parce que dafay jóge bàyyi fi ay nit te seen coono lay doon te ku yor réew loo mën a woyafal da nga ko war a woyafal ba kiy topp ci yow bu ñëwee mu woyaf ci moom à mon avis. voilà donc lan moo ciy topp technicien loo bëgg ñu teg ko ci. oui Pape Seydou Dieng laa bëggoon ñu jël mais dagg na léegi quoi mais gëm naa ne dana woote. waaw dina woote waat léegi kon lan nga bëggoon ñu topp ko ci bala ñoo dem ci Moussa. léegi dama bëggoon ñu dem Touba seetaat voilà defe naa Seydou mooy woote Seydou Dieng defe naa yaa nekk ci ligne bi allo Seydou. allo. Sohaibou. allo. am na bruit de. dafa mel ni déggante wu ñu ak moom. xaaral ma xool kii allo. allo. waaw Seydou. waaw. ok yaa ngi ci ligne bi donc. léegi Seydou pour ñu kii la ñu bañ laa yàggal ci ligne bi léegi dañuy dem directement Touba comme Pape Babou. ak ni mu ko fichier bi su waxee woon fekkee am na lu mu ci wax. voilà surtout aussi boo amee commentaire ci fichier bi aussi mën nañ la jël nga commenter ci tuuti. waaw fichier bi moom li ngeen ci wax rek moo ci nekk xam nga moom affaire yi moom daanaka gars yi dañu amatul lu ñu wax. carte électeurs yi defar nañ leen électeurs yi nañ dem jëli seen carte loolu mooy wax ji carte yaa ngi tëdd ci biir commissariat yi fu nekk carte yaa nga fa président Macky Sall moom je crois que affaire li opposition bi bëggoon yëpp ci fichier bi def nañ ko ñoom xam nañ li nekk ci fichier bi xam nañ ne lu leer nañ la li ñuy wax naan ay yooyu yëpp ay naxa sa ndang la rek mais yëf yi moom dafa yàggatul incha allah. je crois que lépp dina leer te bu boobaa incha allah nañ xam ku ci nekk fa nga féetee. waaw yow Touba nga jógee defe naa ne. waaw Touba laa jógee de. di ñaan yàlla nag ziar bi balaa may tàmbali li ñu fa def yëpp ñaan yëpp suñu borom nangul ñu ko. amiin te tasaare ko ci àdduna bi te borom màggal gi nangul ñëpp fayal ko ci comme ni ma ko waxee ne ku màggal moo lay fayal boppam. mu fayal ko àdduna bi jullit yi ci àdduna bi yëpp boole ko wisaare jàmm ji ci àdduna bi. waa léegi man dafa am loolu yow laa koy laaj comme yaa ngi door a ñëw dafa am ku ma ne. moom léegi bu ko neexee mën naa toog Dakar woote Touba nañ ko toggal mbaxal ba wóor na ko ne bala ñoo yàq dina àgg bu jàmm dong xewee. non bu ñu sooree rek mu yàgg. non jarul ñu yàgg ñun une heure 20 lañ ko def. waaw kon loolu une heure 20 mbaxal mu normal mënu fee ñor xanaa mbaxalu naar bu dee ñun ñi nga xam ne ceeb bi day ñor. day ñor ba daggatoo moom une heure 20 bi ci tax mu ñor moom. non Pape Babou. bu wax dëgg rek taxee. wax dëgg yàlla président Macky Sall moom gàcce ngalaama rek lañ koy mën a wax. ñun murit moom jox nañ suñu wàll ci Sénégal moom. waaw man kañ maa gis koo xamante ne ci li ma mën a ci gàttal moom ku ko bañoon la sax moom. waaw moom ci boppam moo ko nettali boppam. waaw nee na moom Macky Sall moom mënu moo ci woon moom ñaari dërëm. mais wat na ci yàlla ne moom lay batal. déggoo li ma la wax ñun murit moom jox nañ suñu wàll ci Sénégal moom. waaw moom kooku moom ci biir Touba la ma ko waxee moom. jeex na waaw. parce que neen dafa def ñu gis. bu dul dara aussi man bi muy dem maa ngi ànd koo xamante ne immigré la comme man. ñoo bokk oto moo doon dawal mu ngi jógee moom ak Arabie Saoudite la jógee. Touba la dëkk fa la njabootam nekk. 3 jours avant màggal gi avant ñu ubbi Ila Touba bi dem na Touba di dellu si Dakar 5 heures de temps la def. maag moom bi ñu àndee. 10 heures et quart lañ jógee booru Ouest Foire. bi ñu dawalee ba def 1 heure 20 minutes. lañu yegg ci benn point bu nekk foofu ñu gendarme buy taxaw ñu wàcc suñu window. laaj ko kii fan la mu ne ñu yéen a ngi ngaabu. waaw ma ne ko kon neel ñu ngi Touba. mu ne ma li ma ci jëkk a teg mooy lii luñ ko lu mu jar rek luñ ko ci financé rek jar na ko. maa la ko wax. waaw loolu moom moo jëkk doon moom sa réaction moom. nee na lii luñ ko jëndee rek jar na ko. déjà kon détracteurs yi wax naan xaalis bi ñu fa def ak nangam yooyu.
loolu moom effacé na ko moom. jeex na waaw parce que moom dafa gisal boppam da koo dund. bu ñu ñëwee ci wàllu problème ci le plan économique. ñëpp xam nañu li fa transporteurs yi def ci xaalis. bi màggalu Tuuba amee ba léegi ci àdduna masul am. ba pare safety bi ci am. gis nga nombre d'accidents yi ni mu wàññeekoo. ba pare route nationale ba ñu doon wax ak fële kii ba ne foofu sax gënoon ubbeeku far. mën naa ne mu nekk laal li laloo fu la neex nga jaar. waaw kooku dañ koy wax gàcce ngalaama kooku visionnaire noonu lay def quoi. léegi nag dama dem ba ci biir di dégg ñu naan projet diw la woon ak projet diw ma ne ko bu fekkee foofu ngeen toll moom yéen a xam. waaw mais moom wax dëgg yàlla. sant yàlla rek la ñuy def waaw. waaw Seydou xam nga Facebook bi. amoon na fi période bi nga xam ne ay saagakat kese fa nekkoon. waaye léegi gis nañu macha allah changement yaa ngi am mais xam naa ne aussi Camara Mba am lu mu bëgg a wax mu jox ko rappel Seydou. ban impact la am ci liggéey Macky Sall Ndiassane yi waaw dem na fa. oh déggul ma maa ngi lay welcome back Souaibou. waaw welcome back. waaw bu génn Touba nag tudde moo Ndiassane parce que rajo bi rajo ñëpp la waaw. laala ci Ndiassane bi am na impact ci Macky Sall liggéeyam bi fi mu ne nii laal ci tuuti ñu. non liggéey bi waxuma la Ndiassane mais àdd Sénégal gépp la am liggéey bi am impact. ak ci diaspora bi loolu moom lu kooku lu kenn dootul werante la. lu kenn dootu ko werante te nee naa la terre bi war a ñëw fii loolu laa leen wax nee naa leen. ñun ñi nekk Europe xam nañ ne liy développé réew yi transport bi ci la bokk. allah kulli aale. dara jiitu ci transport bi di dem dikk soo soxlaa dem li ngay rapidement nga réglé ko te ñëw. loolu mooy li jiitu ci développement réew. waxuma sax affaire accident yeeg économie beeg yooyu yëpp fu mu demee mais terre bi mu def nii bu ma demee gare de Dakar rek actuellement. liggéey bañ fay liggéey. bañ liggéey gare bi préparé terre bi le train express là. wax dëgg yàlla sa xol day sedd da ngay xam ne kii. dafa caaxaanul te boolewul dara ak i wax. Sénégal mu ngi koy moderniser li ñuy wax moderniser dañ koy moderniser. léegi pays réew yu mag yi am loolu la ñuy wutal moom la ñuy indil. waa ci loolu lay dox ci loolu lay wax. merci Seydou bu tey ligne bi foofu rek 2 secondes rek ñu xool témoignage su gars yi quoi dégg nga. d'accord. di leen baal àq di leen baal àq. vidéo bi defuñ ko ngir dara nag dañ ko def rek ngir apprécier liggéeyu Alaaji Macky Sall. man Macky Sall defaluma dara Sonko defaluma dara Abdoulaye Wade defaluma dara li may dundee maa ngi liggéeyal sama bopp. sama xel mu gàtt nag laay waxee ak sama xalaat gis ngeen autoroute Ila Touba bi képp ku ci jaar te def jullit rek boo wëtalul Macky Sall boo dee safara nga jëm man maa leen ko wax Alaaji la solo. fu leen may laa ko teg nag. autoroute dafa moom Ousmane Sonko. Sall doo nit. Macky Sall doo nit. Macky. 2 heures de temps lañ nga daw waaye 2 heures de temps. 2 heures de temps lañ nga daw. Macky. 2 heures de temps lañ nga daw. Macky Sall doo nit boy. Macky Sall doo nit boy. Macky Sall doo nit. sant nañ la gërëm nañ la Macky Sall sant nañ la gërëm nañ la. barke Sëñ Bamba. très bien. macha allah. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm am mbégte nag bu baax ci li nga xam ne mooy réalisation président de la république Ila Touba bi. Ila Touba man de jàpp ma woon wax dëgg yàlla que ne Dakar Touba c'est moins de 200 kilomètres ñu daan ci daw ay 4 heures de temps ak embouteillage ak risque yi ci am tey ñu ñëw macha allah jóge Dakar 10h30 11h40. ñu egg si macha allah ñu egg si Touba. kon président de la république ñu ngi lay gërëm yow mi nga xam ne boole woo dara ak i wax réalisation yii defe naa ne ñëpp a ngi ciy teg seen bët de ñu ngi koy sante yàlla nag jëla ko gërëmee yow mi nga xam ne nag vraiment yaa ngi nekk un président visionnaire. te Ila Touba bi. salaamaaleykum waa Sénégal Mourou Kémane Ndiaye Touba moo leen di nuyu. il faut seen def benn vidéo bu gàtt ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall. fi may commencé nag moom mooy président man de bi nga faloo ba fi may wax ak yow nii wax dëgg yàlla musuma ànd ak yow. te musuma laa seetaan 5 minutes yàlla xam na ko barke alxuraanu karim
ndekete yoo ci ay erreur kese ci laa la ko woon ay erreur kese ci laa la bañe woon yàlla xam na ko mais nekk nit ki soo ko gëstuwul mënoo xam mooy kan te bi ma gëstoo ba xam lu ma xool ci yow xam naa ne yaa ngi liggéey yàlla xam na ne xam naa ne yaa ngi liggéey ndax damaa topp Ndakaaru gi kese nekkate Ndakaaru doomu du Sénégal wallahi bi ma gëstoo ba xool xam naa ne yaa ngi liggéey te bu la kenn tax arrière nag barki alxuraan musuma ànd ak yow foo mas a taxaw du ma fa taxaw télé boo mas a génn ma sappe ko ndekete yoo ay heure képp ci laa la bañe woon te bëri naa ci ay morom ñi wax ne nag neneen yéen ñi nga xamante ne da ngeen a contre Macky Sall te xamu ne lan moo tax ngeen contre ko dem leen ngeen gëstu ji kan mooy président Macky Sall bu ko defee da ngeen xam ndax jar naa contre wala jërëta contre barki Serigne Touba musuma laa woteel waaye bii dee yàlla na nga am deuxième mandat bii yàlla na ko gañe barki Serigne Bamba yàlla na ko gañe man de képp ku ma xam wala ku ma yilif maak sama jabar nga xam ne maa ko yilif barki Serigne Bamba yow la ñu woteel incha allah rabbi yàlla nañu ko fekkee ak jàmm yàlla am na ñoo xam qui fait 2 fois la sooy bu defe naa li nga doon wax ci terre bi ci lay dellu si damay dégg ay nit parfois ñu naan terre bi amuluñ benn njëriñ liñ ci def ci xaalis gis nga sooy bu 2016 damaa dem Paris di dem ci dëkk bu ñuy wax Chambéry 900 kilomètres de Paris la dëgg la gis nga bi ma déparé gare de Lyon 1 heure de temps net ki ma jël si ci gare Chambéry mu ngi taxaw est-ce que ma jële ko Paris gare de Lyon dem Milan 9h45 laa koy jël ci suba 2h45 maa nga Milan loolu ëpp na 1500 kilomètres dëgg la ma jëlee ko Milan dem Firenze mat na 1200 kilomètres 2 heures de temps laa koy def dëgg la 300 kilomètres à l'heure lay daw yoo xam ne du teggeeku kon bu ma dégg ñu naan terre bi amul benn njëriñ ak liñ ci def ci xaalis jaru ko waaw dañ yaakaar loolu daf ñu jomb non dama naan rek voilà xamul damay jàpp ne ko xamul man waxuma la dara mais daf maa impressionné ba heure bu ma demee Paris wala dem Italie fi mu nekk nii buñ ma ne avion ma ne leen mukk yóbbu leen ma TGV rek non gis nga waaw maanaam mooy li ma la wax sànq rek xam nga maanaam bu fekkente ne yaa ngi bëgg a dem loolu xam nga li ci nekk ci tardé avion loolu mooy maanaam mooy natt bi gën a màgg ci natt yi presque. ak la lay jëlee ay la lay yóbbu aéroport jëlee ji la fa. waaw mooy loolu rek waaw loolu yëpp ci biir loolu lay dugg. maanaam yenn yi ku la koy teggil. kooku da nga ko war a delloo njukkal. parce que gis nga xaalis bi Olof Ndiaye yàgg na ko du faj dee. gàcce lay faj. gàcce rek lay faj. waaw daanañ fi jël xaalis bu ñu toll wax na ko si barke démb nii rek ci 100 milliards yooyu ñu ci ArcelorMittal. ñi ko xam dem saaxee suñu alal jooju tey ñoo fi tourné fii di wax. waaw ñoo fi tourné di wax. waaw alal ju ëpp li mu investir nii ci Ila Touba bi investir ko ci terre bi. lekk nañ ko ci suñu kanam. ci kanamu sénégalais yi. ba pare di leen sommet islamique boo xam ne kenn julliwu fa waxtu. mu ngi noonu. ci ñetti fan budget boo xamante ne 400 milliards bu bokkul ci gouvernement. 400 milliards ci ñetti fan. luye bato 17 milliards yaag sa ay prince. yaag say moromu prince. waaw 17 milliards ci ñetti fan bato. non le Sénégalais heureusement que xam nga li yàlla moom yàlla gëmul nelawut. boo nekkee ci li nga nekk te muy dëgg ci yow. moom day yàgg rek waaye moom tôt ou tard moom dëgg gi rek mooy mujj feeñ quoi. la vérité finit par triompher te loolu mooy li am quoi. xam naa incha allah naa leen ñëw gën a si am yeneen ak yeneen. incha allah bii nag yaa ko moom bi mu ñu defal fële nag moom mënuma ko bañ a tudd moom. ban ci stade bi nekk fële Diamniadio. wallahi azim boo ko rombee guddi. gazon boo xamante ne ay lamp lañ ko def lamp gazon. mu jeex tàkk man maa ngi ko sow gis. waaw Seydou Mbaye filmé nga ma ko. waaw ñu ñuy développé ñu ngi ñuy moderniser foofu rek laa kii wa salaam. merci Seydou bi jaay na bu baax a baax namu naa ko. jërëjëf gars yi jërëjëf. kontaan naa jërëjëf. Seydou yaa moom bi yaa ummi quoi yaa moom bi. voilà merci beaucoup jërëjëf maa ngi déglu. fexe simna noonu. waaw. gét ma noonu itam. no tero muso nekke. njoko njal semu Khalifa nee nga fañ na ngóoro roog na dem na xodum o fañen fañ tawa caca fañen fañ tawa caca
xam ne nag bu ma ñëwee Fatick faaw damay dellu cosaan te lii suñu bàkk la suñu mbaax la kon il fallait ñu wax ci ngóor njoko njal jeewaat boobu jëlal boobu yaa ko moom léegi kon rapidement lu ciy topp ñu ñëw ci Moussa nag mu ñëwul xam naa ne gars yi ñi ngi koy xaar kon lan nga bëgg a indi da nga ñu indil aajar yi buñ ci jógee rapidement ñëw ci Moussa parce que heure bi mu ngi dem te Moussa gars yi ñu ci bëree bëri moo leen di yàqal seen nelaw kon ñu ñëw ci moom mu indil ñu dara tey denceel ñu li ci des ba juma hakay minne ko welatami Baobab restaurant Baobab Guygi Baobab e nder Fulton Street Baobab hakkunde Fulton e Bedford ala gaddana ɗum so wona wiyeɓe mbimami ɗum noon bandiraɓe oɗo restaurant biyeteɗo Baobab kala ko jiɗɗon ko feewe ñamde so jeehi toon mon keɓɗum kasaari no woodi hirani no woodi botari no woodi kala ko jiɗɗon wottade so maaro so suppu kanji hay ñiiri buna donc ɗum noon bandiraɓe ko feewi kasaari ni aussi hay koye jewɗi son jeehi toon on man mbaɗen ɗum suppu ha wela son jeehi kadi ha jammo ari ko feewi grillade kala ko jiɗɗon taw koni juuɗe ko feewi tew feewi liɗɗi e suppu gulɗo fof nan toon ɗum noon bandiraɓe jeehe mbaɗe commande eɓe jogui euroji kesi pul donc maɓe gaddanno ɗum ha damar galleji moon 17 18 484 48 66 walla mbiya 718 484 4866 Baobab in der Fulton Street, Baobab Brooklyn. kon ñu dellu si waat ak yéen ci seen émission rajo APR New York àjjuma bu jot ci waxtu wi la ko commencé 11h ba minuit seen mbokk Pape Babou moo nekk ci micro bi jàkkaarloo ak technicien wu rajo bi coordinateur APR Manhattan ak loxo càmmoñam Moussa Ndiame Ndiaye. mais balaa ñoo ñëw rek Moussa dama bëgg ñëw ci benn réunion boo xam dañ ko annoncé woon muy le 13 novembre bii di ñëw ci association des Sénégalais d'Amérique dañ ko woote woon ci turu section Manhattan mais finalement dafa gën a màgg loolu léegi réunion coordination la coordination wu New York yëpp ñooy réunion ci même bis bi ci même place bi kon dañu yokk doole ji muy Brooklyn Manhattan Bronx Staten Island Queens fépp foo xam ne APR am na fa section rek ñoom ñëpp dañu war a àndandoo ñëw ñu dajaloo Harlem ci association des Sénégalais d'Amérique lu commencé 18h ba fu suñu waxtaan jeexe rek parce que yëf yi jege na ñëw na réunion bi ñu doon def nga xam ne APR Manhattan moo ko doon woote moom la ñu bàyyi réunion coordination la section yi ci dëkk bi yëpp ñoo ci bokk association des Sénégalais d'Amérique lañ koy defee le 13 novembre 18h ba heure bu suñu waxtaan jeexee réunion bi nga xam ne section bi moo ko doon def dañ ko yóbbu ba semaine ba ca topp dinañ ko def ca talaata ba moom lañ jàpp bu fekkee na changé na dinañ yónnee texte bi ñëpp déggandoo ko mais talaata ba lañ jàpp buñ defee bii àllarba talaata bi ci topp moom la section bi nag war a dajewaat ci association des Sénégalais d'Amérique pour suñu réunion section ñun ci suñu bopp war nañoo daje itam organiser fi mu ne yëngal dara lu ñu war a def balaa campagne électorale bee commencé parce que fii mu nekk nii moom jàmm jeex na voilà kon defe naa ne léegi dañuy daal di ñëw rapidement ci dem nañ ci aajari ba pare kookan la waaw Bas bismillah sëñ Bas waaw Pape waaw na nga def sant yàlla baax jërëjëf ci liggéey bu rafet bi jërëjëf xam nga ci référendum bi gaa yëpp lañ taxawoon ne Macky dafa bëgg a dagal góor jigéen yaakaar naa ministre de la justice boo xam ni leer na nañ ci kanam kanam mbootaayu nee na ne bi ñu daganal góor jigéen lépp loo xam ne moo tax ngeen ñu jox dara denc leen ko loolu waxu jàmbaar raw loolu dañ lu ñëw mais doo dégg ñu wax ko de wax leen ba léegi siiw na mais doo dégg ñu wax ko ñu ngi ne patt mais yëg nañ ko duñ ci commentaire man dama la ñuy am sax parce que daal dana métti ci ñoom trop quoi. jërëjëf yàlla na dimbali allahumma amin Bas en tout cas ku bëgg a suul ker moom defe naa ne dina xaw a doy waar ku Macky li muy def lépp ci lu baax ku ne du ma ci tudd dara. finalement bu dee ci politique Sénégal nga wax fi mu nekk nii moom di nga noppi ba ci kanam kon Moussa rapidement loo ñu indil.
je crois que tey comme ni ñu ko waxee woon rek pour da ngeen dégg d'habitude nit ñi di bari lu ñuy wax daan entreprise Sénégal yi dañu ko jël Macky Sall daf ko jaay dafa def ni lu nekk wax nañ ko économie Sénégal lu ne wax nañ ko. ma bëggoon nañ ñu defaat tuuti benn historique ci Sénégal nan la perte ay entreprise am ak ñan ñoo ko jël ak ñan ñoo ko joxe ak président Macky Sall bi mu fi ñëwee lan la fi fekk parce que loolu mooy déterminer wone carrément est-ce que kii moo joxe wala kan moo joxe Pape xam nga après deuxième guerre mondiale Amérique dafa amoon doole mu imposer ay valeurs yi mu gëm système bi mu gëm ak volonté bi mu gëm mu lëkkaloo ci mooy Federal Reserve lëkkaloo ci ak IMF mooy FMI ak Banque mondiale ñu imposer loolu à travers le monde surtout parce que boobu économie Europe daanu na ñu imposer ko ñi ci muccoon rek mooy URSS ak ñi mu àndaloon ci rek ñooñu waaw mais tous les pays yi nga xamante ne bi c'est des pays du tiers monde pays en voie de développement ñoom dañu waroon a adhérer ci ce qu'on appelle le consensus de Washington loolu lañu doon tuddee le consensus de Washington ñu waxe ko fii léegi ñu ni léegi Amérique ne léegi valeurs yi mooy léegi réew mu ci nekk da ngay privatiser say entreprise la loi Marshall. très bien ñu ñëwaat ñu ne libéraliser secteurs yi nga xamante secteur productif yi pour que investissement direct étranger yi mën a ñëw ci sa réew. beneen bi ñu ni renforcer la protection de la propriété intellectuelle beneen bi ñu ne réduire les dépenses publiques beneen bi ñu ne libéraliser le marché. beneen bi ñu ne ouverture du marché nga ubbi sa réew pour nit ñi mën a importer foofu yotta ngay exporter ci biti léegi bi nga xamante ne bi def nañ yooyu noonu nga xamante ne bi takk nañ ko ñu ne léegi pays yi nga xamante ne ñooy pays en voie de développement dañoo war a takk seen bopp ci lii ci la Sénégal en 1987 lañ tàmbali ñu commencé privatiser il fallait que ñu ubbi suñu marché yi libéraliser le marché agricole xam nga yaa ngi fàttale ko ONCAD xam nga dañu jamono avant boobu dañu marché agricole soo jëlee par exemple ceeb beeg gi yooyu yëpp c'était des filières agricoles yoo xam ne dañu leen a protégé woon mais ci jamono boobu lañu ubbi lépp léegi ubbi importation yi léegi ñuy indi privatiser yi nga xamante ne mooy entreprise agricole privatiser entreprise yi nga xamante ne Sénégal am na ko ci kaw loolu premier mu nekk 3 vagues premier ñu si 150 sociétés yoo xamante 150 la société sénégalaise yoo xamante ne bi état moo ko moomoon dañu ko privatiser sur des 150 première vague bi mi ngi commencé 87 boobu 27 sociétés yoo xamante ne bi le président Abdou Diouf njëkk na leen privatiser ñu ngi bokkoon banques yi assurance bi distribution ak secteur du ciment mooy côté ciment bi ñu daay dem ci deuxième bi nga xamante ne bi deuxième vague bi nekk en 94 deuxième vague bi dévaluation CFA bi mu amee ci ñi nga xamante ne moo nekkoon hôtel yi négoce textile infrastructure mooy comme télécom mooy Sonatel électricité ak eau yooyu yëpp Abdou Diouf da ko privatiser woon léegi ñu daay dem ci troisième vague bi c'est en 2000 bi Abdoulaye Wade ñëwee mu fekk moom Abdou Diouf il faut que ñu wax ñaari type de ñaari façon yi privatiser Abdou Diouf da doon privatiser ni muy privatiser mooy moom entreprise dafa am li ñuy wax patrimoine am exploitation léegi mu ni man patrimoine bi day des ci état bi état bi moom patrimoine am léegi entreprise partenaire stratégique bi nga xam ne moom mooy dugg si développé waaw exploitation lay def mais day minoritaire ci biir entreprise bi maanaam du ci nekk actionnaire majoritaire waaw doo am nekk kii majoritaire donc l' état est toujours majoritaire te noonu la defee yëpp ba ci Sonatel 33% la fa Télécom France Télécom amoon te dinaa ñëw ci bi mu defee loolu bi Abdou Diouf defee loolu ñu koy wax privatisation partielle Abdoulaye Wade ñëw en 2000 mu ni léegi privatisation partielle boobu man dama ciy dellu siwaat léegi entreprise yu bëri mu defal leen privatisation intégrale maanaam da lay jox plus de partenaire stratégique bi day nekk majoritaire ci entreprise bi am yoo xamante ne bi presque patrimoine bi aussi da leen koy jox mooy comme par exemple Jaber ak yooyu dafa bàyyi woon loolu yëpp ak ñoom léegi ba pare jox leen li ñuy wax actionnaire majoritaire ci kaw loolu Pape bi nga xamante ne bi def na Abdoulaye Wade bi mu ñëwee mu fekk Sénélec
Senelec Hydro-Québec moo ko yoroon. Hydro-Québec waaw. Hydro-Québec ko jaayoon. très bien Hydro-Québec. Maguette Diouf. Hydro-Québec était minoritaire à la Senelec. Hydro-Québec bi ñu ñëw Senelec Abdou Diouf li mu leen joxoon bëriwul woon ils étaient minoritaires ba pare jox leen contrat ba nga xamante ne bi dañuy exploiter ñoom ñu ni contrat d'affermage lañ bëgg Abdou Diouf joxu leen ko woon bi Ablaye Wade ñëwee Ablaye Wade ñëw ñu daal di proposer Abdoulaye Wade daal di ni parce que ñoom li ñu bëggoon mooy Ablaye Wade daf leen a bëggoon ñu investir ci Senelec parce que Senelec dafa laajoon investissement yu ngande ñoom gis nañ ne Senelec suñ ci naree def investissement yu rëy yi du soo moytu duñ ci génn loolu moo tax bi Ablaye Wade ñëwee ñoom ñu poussé ko ci affermage bi Ablaye Wade ne non affermage ñu daal di ne ko kon Ablaye Wade ne leen jox leen ma ko ñu ne ko kaay ñu jaay la ko parce que ñoom dañoo bëggoon rocceeku problème mooy dañoo bëggoon rocceeku parce que il fallait investir gis nga investissement yi ñu def ci Senelec loolu yëpp ñoom ñoo ko waroon investir ils ont vu que duñ ci génn donc ñu retiré woon ñu fay leen moo leen gënaloon ñu fay leen ñu dem Ablaye Wade récupéré Senelec mu des Sonatel nekk à 33% Ablaye Wade ñëw jël paaru état réduire ko à 28% yóbbu leen 42% dans un premier temps jox leen que France Télécom 32% ñu dem ba mu yàgg ci 28 yi desoon mu yëkkati wàcc ci 28 yi delloowaat leen ci 12% jaayaat leen ko joxaat leen ko donc looloo tax fi tey jii soo déggee ñu naan suñu lu Sonatel gàddu yóbbu France loolu kan moo nekk ci ginnaaw ku dul le président Wade bi ñu jógee ci loolu ñu daal di ñëw ci yi nga xamante ne bi tey soo jëlee par exemple SDE bi ngay dégg SDE bi koy ab le président di Diouf di joxe daf ko joxe woon benn kii soor la tudd mu nekk ci groupe bu ñuy wax Bouygues léegi SDE ñoom ak contrat de fermage lañ amoon à 96 amoon 50,5% nekk majoritaire léegi SDE groupe française la wax naa la léegi ne la France Télécom français la wax naa la léegi ne la électricité bi Hydro-Québec lañ ko joxoon biñ ko récupéré nga ñëw ci li nga xamante ne bi tey ji SDE xam nga contrat am jeexoon na ñu koy defal ay agent ba mu agsi ba fii léegi nag ñu ngi koy war a renouveler moo indi coow li ngay dégg te coow li ngay dégg nee naa la léegi SDE français yi ñoo ci amoon 50,5% donc ils étaient majoritaires avec le président Macky Sall tey jii lii nga xamee ne dégg nga ko coow lii Suez bi ak SDE ak Veolia ñoom ñëpp ay compagnie française la ñoom ñëpp France lañ waaye wax ji mooy li tax coow li jóg xam nga bi compagnie bi Suez dafa proposer le Sénégal tey jii non président de la République moo ne compagnie bi ñuy monter mu exploiter état du Sénégal moo ci war a nekk majoritaire te 52% la ci Sénégal war a am yaa may dégg ça veut dire que on va reprendre encore compagnie boobu su fekkee ne tey jii li jàll na beneen bi mooy électricité bi ñu jóge ci électricité bi jàll ci si nga xamante ne mooy chantier naval yi ñu ngi ko def en 97 benn groupe bu ñuy wax Dakar Nav ñoom ñoo ko moom ñu jëm jox ko ku ñuy wax Lisnar Portugal la Portugal lañ ko joxoon France Télécom bi wax naa la ko léegi 33% Abdoulaye Wade yóbbu leen 42% ñu ñëw ci transport aérien bi ñu ngi amoon Air Sénégal Sonatra mu nekk après Air Sénégal International 51% détenu par les Marocains ci jamono boobu bi ñu demee ba mu yàgg ci lañ ko arrêté def Air Sénégal Airline Sénégal Airline Sénégal Airline Karim Wade ramassé xaalis ba dem très bien ñu jógee ca ñu dem ci transport ferroviaire bi le président Diouf dafa garder woon patrimoine bi pour ñun ñu moom patrimoine bi ba pare ci biir transport ferroviaire bi daf ne woon su koy joxe contrat kii la koy joxe d'exploitation mais du ko joxe comme contrat bi ko Ablaye Wade joxe woon mais moom jotu ko joxe c'est le président Wade bi mu ñëwee moom moo ko joxe moom moo joxe kii bi ferroviaire bi mu ko joxee ñële mu jox leen 51% concession intégrale la leen defal Jaber téye ko investir defu dara daaneel ko mu jógee fa ñu ñëw ci li nga xam ne mooy transport urbain bi Ablaye Wade bi mu ñëwee ñu arrêté Sotrac en 2000 installé Dakar Dem Dikk très bien bi mu installé Dakar Dem Dikk dafa dem ba mu yàgg ba mu taxawal ko ba mu yàgg muy wut partenaire pour privatiser ko da ko doon mais amul woon partenaire parce que kooku dafa gisoon ne mënu ci génn gum parce que entreprise bi door a taxaw la donc ñu daal di moo tax mujj ko privatiser ba ni mu wàccee bi ñu ñëwee Sococim ñu ngi ko def en 91 ñu racheté ko benn groupe bu ñuy wax Vicat français la Vicat moo ko jël bi ñu ko jëlee en 99 Vicat boobu moo nekk actionnaire majoritaire
ñoo yor Sococim te français lañ te yooyu yëpp Macky Sall fekkewul nga ñëw ci Petrosen kii kon SAR bi ñu ko joxee Abdou Diouf bi mu ko joxee 10% yaa ngi dégg 10% yaa ngi dégg ak Total nekkoon minoritaire ba ci yàgg Total jël ko nekk majoritaire état am ci 10% ci jamonoy Ablaye Wade ba ci yàgg Ablaye Wade indiwaat un autre partenaire muy Saudi Ben Laden léegi Petrosen bi ñu ñëwee jox fa Saudi Ben Laden nekk majoritaire Total nekk fa Saudi Ben Laden nekk fa Petrosen nekk fa nekkoon minoritaire léegi le président Macky Sall moom moo ñëw fexe ba Petrosen am 46%. 46% léegi Total nekk fa 20% 34% yi nekk Ben Laden Saudi Ben Laden yaa ngi dégg ICS ñu jox ko Ablaye Wade jox ko IFCO. privatiser ko Abdou Diouf da ko fay bàyyi woon. Ablaye Wade jox ko IFCO bi mu ko joxee IFCO jox leen 47,7%. ñu mujj tëj. très bien IFCO mënul dem. bëggul investir. très bien bëggul investir ñu dem ba mu yàgg bi Macky Sall le président Macky Sall ñëwee ba Ablaye Wade sax après joxaat na leen 47%. mais bi mu leen joxee 47%. bi mu leen joxee 47%. bi mu ñëwee ñoom ba léegi joxaat na leen 47% pour ñu investir mais mujj ñu investir. bi le président Macky Sall ñëwee ñu indi Indorama investir. moo nga defar ko ba du jeex kenn waxatu ko. donc pour vous dire que. ñooñu dàqoon ñëpp mu dem jëliwaat leen. très bien Indorama. dernier bi soo duggee Sodefitex. Sodefitex le président Diouf mi ngi joxoon groupe bu ñuy wax Dagri ñi ngi leen joxoon 15%. le président Wade bi mu ñëwee en 2003 mu jox leen 51%. Dagri groupe français la ba léegi groupe yi ma lay wax yëpp ay français lañ. ñii ma lay wax yëpp ci entreprise ñi jël entreprise ay français lañ. donc tey si la France ñu ne moo téye économie Sénégal je crois que ba muy téye économie Sénégal kii ñëwagut. Ray Sotiba Simpafric Ray Ecotaf. très bien donc li ma lay wax ne la kii li muy def mooy le maximum li mu mën a récupérer mu ngi koy jéem a récupérer. parce que récupérer nañ Sonacos récupérer nañ chemin de fer. ba mettre en place benn compagnie ferroviaire de Mali Sénégal. ICS ICS ñu indi Indorama mu ko xam depuis muy ànd donc lii laa bëgg a expliquer tout juste que xam naa ne temps bi duñu ko may. mais Pape il faut que nit ñi comprendre l'historique un peu. ci tey jii Sénégal te ñuy wax économie am li ko téye woon. ni mu demee ba nekk ci loxoy français yi fan la jógee ba fan la agsi. voilà donc loolu il fallait que ñu leeral ko tey. di ko wëree jël avion di naaw di dem bug boobu lu mu ngi ci est-ce que lan si bug bii ñuy wax ne téere bi ñu bind nii ne moom la ñuy campagne wala yi nga wax ne mu ngi non dañ ko bind parce que tey jii ñaar ñiy def les 2 vagues le président Macky Sall fekk fi sa vague de privatisation fekk ko fi voilà kon defe naa ne Moussa li xaj ci li duuf ci nag bi xajul cin li xanaa rek bonus bu ñu fàtt ne MCA joxaat na Sénégal $650 millions te defe naa ne dañuy wax ne démocratie amu fa Macky Sall dictateur la ne ci mbedd yi di yuuxoo ko jooy te defe naa démocratie bu ñu ko doon natt moom fii lañ koy natte ñii defe naa ne bu ñu ne ku def démocratie ñu jox la nangam joxoon ko 500 milliards de francs CFA xaaj bi Ablaye Wade lañ ko joxoon ne ko démocratie bi am moitié la Macky ñëw ñu jox ko xaaj bi ci des ne ko ñu ngi lay xool bi xaaj boobu jeexee Macky jox nañ ko bii $650 millions war na ñëw décembre bi normalement yàlla na ñëw signé si comme ne lépp moom c'est acquis signé na lépp mais maanaam signature bi moo koy def si kon ñi ne démocratie amu fa xoolaat leen seen bopp ba xam américains yi dañoo xamul démocratie wala ñun ñoo xamul démocratie Moussa kon defe naa ne wax ji mat na yëf yi ñor na xom Camara bu bàyyi maa ngi lay siyaar technicien loo ci bëgg a dolli rapidement waaw surtout Pape di rappeler parrainage bi donc parrainage bi ñu ngi ci ba léegi donc képp ku bëgg parrainer mun nañoo woo donc ñun fépp fu ngeen nekk ci 5 boor yi mun nañ fa ñëw fekk si leen donc man jël leen sama numéro donc 17 18 288 01 09 17 18 288 01 09. donc voilà te MCA bi nag bu kenn ñëw naan dañ ko lebal Sénégal suñuy sët a koy fay firi la. dañ ne ko doxal démocratie dañ la koy may. kon ba àjjuma ak jàmm. voilà donc Ousmane Sonko. nekk làpp toowu Tahibou Ndiaye mi ngi may déglu xam na li ma koy wax. ñuy dagg fan la nekkoon bi ñuy dagg suufu aéroport yi di jaay ginnaaw aéroport bi di dagg suufu ginnaaw CICES di jaay di dagg cité kër góor gi di ko jaay mu nekk inspecteur impôt domaine ba tey foofu lañ ko joxee benn terrain mu ne bukk xam nga dafa waxu système 2001 la commencé liggéey Ablaye Wade moo fi nekkoon 2001
ba 2012 Ablaye Wade jóge fi boobu yëpp kenn mësu ko dégg mu kaas parce que boobu lépp lu ñu mës a bokk daf ciy am moo daan gàddul Tahibou Ndiaye sàkk man fekk naa ko ba tay kër Tahibou Ndiaye mu toog di ko ataayal. dinañ tëru moom. Ousmane Sonko looloo ko may këru cité kër góor gi ñaata at la def ci impôt domaine bi ñaata at ban solde la fi mën a am bu mën a tabax kër goo xam ne bu ñu ko estimé mat na 500 millions xam nga ci loolu la ñu war a wax fonds commun riba la parce que ñëpp a ko bokk li ngay liggéey yow ñu la ciy dagg di ma dagg di ci dagg keneen ak keneen moom lañ dajale lan moo tax mu koy lekk na wax ci loolu li mu war a wax mooy loolu te biñ koy dàq mi ngi naan dafa bëggoon a bàyyi mais moom dañ ko dàq ndax li saa dagga wax dëgg la ñoo ne biir kër président Macky Sall dafa ñaan si intervention pour delluwaat impôt domaine Ousmane Sonko loolu rek laa koy laaj fan la nekkoon bi ñuy dagg ginnaaw aéroport bi di jaay moom moo nekkoon inspecteur impôt domaine fan la nekkoon bi ñuy jaay ginnaaw foire bi fan la nekkoon bi ñuy dagg cité kër góor gi di ko jaay ba ko ciy jox moom terrain ba mu tabax ko tey kenn mus ko dégg Pape rapidement ne def na am nga ci commentaire. booba mi ngi jàng nu ñu coppee livre jàmbur rek solution bu waa ji ne Madagascar mu ne Matam bu ne Mali mu ne Meewaan yooyu la taloon moom. donc ñu jégalu ci gars yi parce que mënuñu jël kenn ligne baa ngi xonq cur bëgg nañu kii mais temps bi tey permettre nañu ko. Moussa kon sa tàggoo. jërëjëf di sant ñëpp xam naa dinañ ñëwaat ci loolu gën ko détaillé bu baax parce que temps may ñu ko. incha allah ajuma bi incha allahu rabi. Camara Mbaye. ndigal la Macky Sall cey ne leen ndigal la Macky Sall cey ne leen ndigal la Macky Sall cey ne leen li la foofal mooy travailler rax ci dolli sax solidarité